ci li kanam tuuti léegi nii rek dañuy ànd ak Abdoulaye Cissé tey ci suba wala sax démb laay wax ba léegi ñu ngi koy waxtaanee muy mbir mu doy waar bi xew fële ca Sacré-Cœur benn médecin di Falla Paye mi faat ñetti doomam ginnaaw si mu daal di faat boppam muy suicide mu nekk mbir mu doy waar démb ba léegi ñu ngi ci waxtaan tey jile nag Abdoulaye Cissé moom la fas yéene waxtaan ak ñun ci jàngat bi tey jile Abdoulaye Cissé daanaka egsi na ginnaaw bañ ko nuyoo ziar ko di ko dalal jàmm Abdoulaye Cissé. Naata maa ngi lay fay di nuyu gars yi ma fekk ci plateau am mbégte daje fekk yow. parce que yàgg nañu di jiwatloo ci Infos Matin mais c'est la première fois ñu daje plateau bi yàññi na macha allah. di nuyu grand Bourouba. Malick moom xëccoo woon naag moom keroog yooyu yëpp waaye nag def naa arbitrage bu wàccegul Marcel bien entendu maa ngi nuyu ñëpp. ñu ngi lay ziar bu baax. dafay Abdoulaye Cissé wax nañ ko sànq mbir mu doy waar mi xew fële ci Sacré-Cœur moom la ñuy waxtaanee daanaka boobu ba léegi nit ñëpp laaj bi ñu samp mooy lan la ñu waroon a mën a def pour fexe ba lu ni mel bañ a am ndax c'est une tragédie comme on dit. waaw je pense que société bi yëpp loolu mooy intérêt mais dafa am ñaar yoo xam ne foog ñu teg ko ba pare li ñuy wax ni amul lenn loo xam ne dafa jëm ci àtte jox dëgg jox tooñ ñaari way dencante yi nga xam ne ñoom la say doxoon seen diggante ba finalement mu mujjee li nga xam ne ni moom moo ci xew barki démb suñu kàddu jëmul ci diwa tooñ wala diw moo tooñ di def jugement ñu wax ko ba pare ñaareel bi loolu position de principe la te ñu wax ko fort amul lenn ci àdduna bi lu war a mën a justifier li xew ak lu nit ki mën ni toll jël ay bakkan rawatina ay victimes innocentes comme ni ñu koy waxee loolu amul dara ci àdduna bi lu ko mën a justifier xanaa kay lii dal ci kaw nit ñu bañ a mën a am dal bi pour attan ko nit ñi bokkuñu yemuñu bu ñu waxee loolu nag ba pare jàngat boobu je pense que c'est important ñu def ko ci lan la ñu waroon a mun a def ba lii xew du xew. mais xam nga phénomène loup solitaire li ñuy tuddee loup solitaire ci beneen mbir lu mel ni ki lutte contre le terrorisme. phénomène loup solitaire koo xam ne nii day añ ba suur ba regg. ne tey daal dama am envie def njombe. kooku état yi nga xam ne ñoo gën a mag gën a xereñ sax ci wàllu lutte contre le terrorisme mënuñu ko gàttandu parce que du lu ñuy prévoir. souvent sax phénomène loup solitaire yooyu day jóge ci koo xam ne fichier wuñu ko xamuñu ko gisuñu woon ci moom lenn lu war a mënta nañu xalaat ni war naa mën a egg ci muy France muy Amérique dañoo am seeni fichier S fii neneen la ñu ko tuddee ñu bëri ñoo xam ne dañ leen a dugal ci fiche boobu pour prévoyance ci koo xam ne nii seen nañu ci yow début de radicalisation wala nga mës a tenir discours bu ni mel. li tax ñu indi exemple boobu méngale la ñuy def ci lii fi nga koy séentoo nga dégg nit mës a artu comme ci biir sëy la ñu nekk mës a artu ne danaa la rey xam nga fii nit rey na fi ki nga xam ne moom lay denc wala sax jigéen sax faat na borom këram fekk mu doon artu ci wax xëy na du waxu préméditation mais waxu xol léeg-léeg nga nit dinaa la rey wala dinaa la dóor ba def la nangam. buy répété wu di répété wu sax da ngay gis principe bu lutte contre les violences faites aux femmes dañu naan bul fa xaar dóor bu njëkk bi. boo koy dégg ñu koy wax rek dawal mais liñ ci bëgg wax mooy lii du lu ñu mënoon a gàttandu rawatina statut socialu ñi nga xam ne ñoom ñoo ko seq. des médecins. waaw xam nga am na loo xam ne nag moo nekk ci réew mi am na fooy toll am na lu ñu lay mën a njortal mais nit boo nekkee ci situation sociale boo xam ne équilibre moo fay eggale nit parce que wax dëgg fa yàlla médecin njàng mu metti la. équilibre boobu soo ko amul xëy na doo fa yegg dal parce que kuy faj dal la laaj xëy na boo amul dal boobu am na koo xam ne exemple la dafa yéene woon def médecine il y a très longtemps mu yéene ko vraiment ba xam ne lii yéeneem la mais gis nga première fois bi mu teewee fu ñuy opérer nit deret ji foofu la parcours am yàqoo mu yem fa leneen lay def tey ku ma xam la te pourtant médecine la yéene woon def xam nga kooku wane na ci jaar-jaaram ni attanul woon
li nga xam ne nii yëpp moom la waa kër docteur di soxla li ñu ci bëgg a wax mooy xëy na doon na jafe ñu gàttandu lii ci wax maintenant bi mu xewee nag ba pare c'est important et ça c'est très important. mais Ablaye dogguma la mais ci gàttandu bi laa bëgg ñu les tuuti. xëy na société bi mënuñu gàttandu lu ni mel mais seeni jege ñaale est-ce que li olof Njaay di faral di wax ni la tas say nuyoo woon na ca ngoro ga kenn fayu ko wala boog li nga xam ne moo indi lii boo gisee bataaxal bi nga xam ne docteur bi bind na ko ci fukki at ak juróom yi amoon na ay prémices yu wane ni peut-être ñaar ñi buñ ci jàppul musiba mun na ci am benn jour. bataaxal boobu foog ñu taxaw ci comme dafa siiw fës. waaye nag ñu fàttali ne am nay principe. bataaxal boobu tey xamuñu fu mu jaar ba génn. principe bu enquête parce que ñii ngi wax ni daf ko teg foofu. enquêteurs yi ci njëkk a jot. génn bi bu dee loolu la day tey xel. parce que vraiment ci contexte bii génnee lu ni mel ñun suñu intérêt journaliste yi mooy lépp lu xew ci enquête bi ñu xam ko. voilà mais ku nekk aussi say principe moom ngay waxee. bu fekkee ni foofu la lu doy waar lu tey xel la. rawatina ci enquête bi jëlee nañu ko ci police bi dénk ko ñëlee kenn xamul. bu dee it ci famille la xam nga loolu gën naa doyatiwaar. parce que finalement kenn rek moo ñàkk famille yi nga xam ne nii ñoom ñoo ko seq. mais comme génn na allah kulli haal foofu ñu tibb ci. mais fuite waxuma ni journal yi waruñu ko génne ndax seen ñoom seen liggéey mooy loolu. waaye correct am na bataaxal bu mu ci génne xaj na di ñaawlu ni ñu génnee voilà déedéet ak sax bataaxal yi tamit di ñu xam ne moom la ñu bataaxal bi xëy na li ñu ci ñaawlu mooy génnee ko intégralement. nit ñi mën nañoo tibb ci bataaxal bi. mais publier ko noonu c'est vrai que lu doy waar la mais nag ku nekk sawat moom ngay taxawee journaliste moom day wut. bu amee moom day publier. ki nga xam ne ni day enquête tamit day war na di protéger enquête am xam nga réew mi dañoo dem ba finalement soofantal. secret de l'enquête principe secret de l'enquête. fii amul enquête boo xam ne dañu koy def. te xëyoo xam lépp la nga waaja bu sëqatee ca tribunal ba sax. ca bureau ña koy enquête sax nga xam ko. principe boobu war nañ ci taxaw. parce que nag bëriwul ñu ko mën a génnee. waxuma sax ci bii mais ci yeneen i enquête bëriwul fu fuite war a mën a jóge. vraiment parce que diggante ñay laaj ak kañ koy jébbal soriwul. bu génnee foofu la génnee. journal bi mu xarañ fenn la ko ñaar yooyu la ko mën a jëlee. ci fekkee ne ci audition la ñu toll. ñi njëkk ci seen dëkk lim ba xëy na ñoo njëkk a jot ci document bi. alors xam nga foofu liñ ci wax tamit bëri na. diw moo fa njëkk loolu mooy wane ni enquête ba protéger secret de l'enquête dafa am solo. bu ñu demee ba xamatuñu peut-être enquêteurs yi xam nañu mais ñun bu ñu demee ba am jiixi jaax ci kan moo fa njëkk. yooyu yëpp ci protéger secret de l'enquête la. waxuma ni journaliste waruñu ko publier ñoom seen liggéey moom la ñuy def. mais damay interroger wu ci origine fuite yu bari yi ci vraiment parce que ku nekk sa principe moom nga war a doxee. ñay enquête ñay juger di auditionner nit ñi ci seen i bureau. war nañoo préserver aussi la nga xam ne moom la ñuy waxtaanee ñoom. dañuy dem ñi xarañ sax ci wàllu justice. ñuy wax ni secret de l'enquête boobu li tax ñu koy def. du pour kumpa nekk ci nit ñi. mais pour protéger seen enquête la. effectivement parce que am na loo xam ne ka ngay enquête bu la ko njëkkee xam. fagaw doo ko jàpp. voilà léeg-léeg sax nit ñi dañuy def ay fuite yoon woo xam ne nii du foofu pour bëgg a gën a xereñ ñi nga xam ne ñoom la ñuy enquête maintenant Malick. il est vrai comme mu ngi fi faw ñu tibb ci. parce que li mu wax yëpp day wane ni sëy bi du woon vraiment un fleuve tranquille ba ci séparation bi waa ji musu ko accepté. li feeñ sax mooy dafa am lu ñu ci gis te loo xam ne dëppoowul ak suñu aada. c'est-à-dire sëy naata moo fi jigéen waaye def naa ni ci way dencante yi. su boole ci goro yi boole ci famille sëy fii du ñaari nit ñu ko séq. loolu ku bëgg a gëm loolu sa bopp yaa ngi wàcc yoon. ku ne nag am na ci droit ne man ki nga xam ne moom lay dencal moom lay sëy warul wéet. gis nga nekkuma di def wareef parce que du suñu truc. du suñu cër voilà mais li ñuy gëstu ak xëy na liñ ci waroon mën a gàttandu. foofu la nekk sëy bu wéet. wéetaay bi mooy profil psychologique loolu nag science la ñu gëstu ko ci ñi nga xam ne ñooy borom xam-xam yi. dañuy gis ni profil psychologique képp koo xam ne da ngay bëgg c'est-à-dire soit manipuler wala naxe
doo bëgg seede da ngay bëgg lu wéet li ñuy wax manipulateur ci couple duy bëgg seeni mbir am seede exemple bi mooy beneen exemple bu terre à terre pour nit ñi gën a comprendre toujours ñu dégg fii ay naxaatekat yi nekk ci internet bi sax wala feneen wala ay sëriñ sax yuy naxaate li ñuy njëkk a doxee sa maayin mooy waaye bu ko kenn yëg bu ko nit yëgee rek mu yàqu yow da ngay dem ba sa xel jiixi jaaxa ci ni kii mu ngi may nax est-ce que sëriñ bi nekkul di ma nax waaye nee na bu ma ko waxee mu yàqu mu dox sa xel ba yow teg ci sa biir maayin ne waroo ko waxee même soo xamee ni mu ngi lay nax yow même soo jàppee ni mu ngi lay nax loolu day indi wéetaay parce que loolu am na foo xam ne foo ko fa waxtaanee rek danañ la ci gindi bu ñu dellu siwaatee ci biir sëy bii ci lettre bi encore une fois dañoo gis ni am na koo xam ne moom bëgg na seeni mbir yem ci ñoom ñaar kese parce que moo ko waxal boppam mooy ku góor ki bëggul njabootu ku jigéen kii bëggul kenn roofu ci seen biir sëy te li muy dénoncé ci roofu nag wax dëgg fa yàlla ci ñun réew jigéen di sëy bu ko ay mbokkam setsee nga ne dérangé nañu la bokkul ci ñun li ñu nàmp bokkul ci li ñuy dund ku ne nag am nga droit doxalee sa sëy nu mu la neexee mais xëy na loolu moo indi wéetaay bi ba nit mënu leen a dimbali pour gindi leen dañuy wax dafay am ay médiation de couple lu tax muy am day fekk la nga xam ne nii mooy difficulté waxu moom mu tegu ci penc mi mais au moins jege ñaa lay xam ko mën leen póotum biir dimbali parce que lii est-ce que yaakaar nga ni projet la bu nit mën a nourrir wax ko mbokkam mu encouragé ko ci. mais ndax du dañuy soofantal Abdoulaye Cissé yenn xam-xam yoo xam ne xañ na bu doon tubaab bi la ci la ñuy gën a taxaw lu ci mel ni étude des comportements wala psychologie nit ki yooyu yëpp ñu mën koo jàngat ba mën a cerner personnalité nit ki ba xam xañ na lu mu war a capable def ak lu mu capableul def. yooyu fii gis nga dafay ñoo sofantal effectivement yenn science yoo xam ne c'est terrible lu mel ni ki psychologie boobu. lu mel ni ki sax détecter ay c'est-à-dire nit war na de temps en temps sax def évaluation professionnelle loolu dafay am. ay médecine du travail fii kan nga fi gis mu dem évaluation médecine du travail sax. gis nga du pour sax nga dem ne lii moomay metti mais ci waxtaan rek. médecin bi mën a détecter yow am nga stress am nga sonn. am nga nanga man day xam naa ni loolu am na dëkk boo xam ne yàgg naa fa musuma toog ñaari at yoo xam ne. envoyé wuñ la médecine du travail c'est même réglementaire employeur bi su ko deful sax day wàcc yoon. dem médecine du travail ça veut pas dire que da nga feebar ça veut pas dire que mënatoo liggéey bi mais ci waxtaan la rek ak ñoom seen xarañ xool ndax parfois sax daf lay dimbali xool ndax yow la ñu la teg ci liggéey. attan nga ko nit est-ce que diisul trop parce que souvent patron bi mën na teg employeur am liggéey boo xam ne ni stress la ba finalement mu jaaree fa xaru. mais fii est-ce que amul genre rempart yooyu mooy njaboot gi que ça soit goro yi ak ñi nga xamante ni quand même ñooy kilifa yi bu jafe-jafe amee mën na ñi dimbale way dencante yi ba jafe-jafe yooyu du am seen bi mais day fekk ñu xajal leen ci biir sëy bi xajal bi nekkul seen secret sëy ngeen génne ko ci seen i mbokk mais xajal leen ci ñu am ci wàll lu tax ñu def ay tour de famille ñu am accès ci yow waxtaan mais tour de famille xam nga ni mënul am foo xamante ne nii bu ma xëyee ba xër ñett seet si la te yëgaluma la nga ne dama laa fees wala dama laa xatal après encore une fois ku ne sañ ngaa ni man nii laay doxale mais loolu la ñuy wax ni conséquences yi mooy lii wéetaay bi ci biir sëy loolu moo war a am Chérif. mais Ablaye Cissé nga wax Marcel vas-y. non est-ce que wàllu fiiraange itam lañ ko mën a jàpp bu ñu xoolee lettre bi c'est surtout un homme frustré en fait qui parle. Retournons au principe de base bi ñu teg amul dara lu mën a et ça il faut le dire. oui bien sûr ça je suis d'accord avec toi oui. il faut justifier tout à fait li ni mel. manipulation bi dafa dem ba ci encore une fois ci lettre yi lettre buy waaxu suñu jugement. bu leen ma juger regretté wu ma dara non bu leen ma juger loolu société bi ça appartient à la société. ku mu neex nga juger ko nu mu la neexee. mais gis nga ko doxu manipulation bi dafa dem ba ci wàll boobu. bu leen ma juger man maa xam lu tax ma def ko man maay dund li may dund ci man la metti
mais qu'en est-il des enfants Abdoulaye Cissé parce que xañ na ñu bëri question bi ñuy posé mooy déjà ci lettre bi bind na ni mu doon toppatoowee doom yi ni mu bëggee woon doom yi tu te demandes sax ndax moom ba muy def acte boobu noonu est-ce que àndoon na ak sagoom ndax du waxuñu benn doom ñett la ñu wax nga tegle ku ci nekk def injection benn bi def injection ñaar def injection ba muy ñett ba pare yow nga ñëw def ko ndax dañ naan ay moment de folie mais peut-être que du dépasser ay secondes mais nga def loolu noonu lépp est-ce que tamit duñu xañ na gën a exploiter thèse boobu noonu wala yoon boobu noonu ñi yore enquête bi. xam nga tey def naa amul benn expert bu mën a taxaw. ne ànd naa ak sagom bi muy def lii. def naa ni effectivement il y a quelque chose de dérangé. Ça c'est clair mais il ne nous appartient pas nous de le définir. xëy na ñii seen xam-xam ci wàllu boobu ñoo ko mënoon a détecter encore une fois mooy. barrières yi nga xam ne nii amuñu ko ci suñu société. te mu waroon a permettre ñu alerter gis nga dëkku tubaab yi léeg-léeg dañuy def principe de précaution dafay dem ba ci justement nangu ay xale fii am nañu ko parce que wax nañ ni garde bi dañ ko dénkoon jigéen ñi mais day ànd ak i précaution aussi mais ça nous ramène au premier principe bi ñu teg le principe du loup solitaire koo xam ne nii nur na plan boo xam ne nii sa alakuli xel bu amee occasion rek da koy def mënoon na leen a bañ a rey daw ak ñoom réer ak ñoom xam nga loolu day am. am na koo xam ne France 15 ans ni ñu ngi koy wër ba léegi xamuñu fu mu jaar xamuñu sax ndax dafa rey njabootam rey boppam waaye ba léegi ñu ngi koy wër loolu xam nga bu ko nit nourriree toog jàpp plan jàpp kuulam ba bis bu amee occasion mu disparaître ak xale yi kenn mënu ci dara te ay doomam lañ maintenant papa toppatoo ay doomam. bon finalement da nga naan ne qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire bàkkoo ni doon naa toppatoo samay doom. sa wareef la. voilà exactement wareefu ñaar ñi la te mosuñu dégg aussi fu mu waxee ci lettre bi ni jigéen gi toppatoo lay doomam. effectivement au encore une fois contraire dañuy jukki rek ci li nga xam ne moom la ñu bind mais y a quelque chose d'essentiel. am na corps yoo xam ne àndul ak xel mu dérangé. am na corps yoo xam ne àndul ak xel mu dérangé moom xam nga léeg-léeg ñu gis nit ci mbedd mi. koo xam ne xel mi dem na mais tiituñu ci dara ci moom. ñu ne waxtu bi jot na même bu yoree ay sémmiñ ma daaneel foofu rek. mais am na corps yoo xam ne àndul ak xel mu dérangé muy médecine comme lii xew na. parce que médecin mënoon na ko wëlbati sax ci ay frustration mënoon na ko wëlbati ci ay patient def lu gën a graaw li nga xam ne nii moom la def. di empoisonné wala di def leneen alkaati àndul ak xel mu dérangé gis nga amoon nañ fi incident daaw rond-point Sandaga alkaati bu jam boppam bon dañu naan heureusement mu yemale ko ci boppam mais bu jógoon wëlbati ko ci ay nit musiba am wala mu jóg defee ko foo xamante ni mbooloo la il devient fou il fait un carnage am na yoo xam ne corps bu ne nag enseignant sax warul a déranger mais am na ñoo xam ne encore moins maintenant du ci recrutement ba du ci seen jaar-jaar xëy na ay mécanisme la yu amul ci suñu société te waroon a am pour pas gàttandu mais di prévenir yu mel nii loolu société bi moo ci war a dox. jàngat bi bëgguma ñu tëj ko donte waxtu xoj nañu. waaw xoj nañu de bu baax a baax. waaw effectivement parce que loolu aussi c'est important. naka la nar a dundee lu mel ni. ñëpp moom la ñuy xalaat donte bu leen gisee sax dafa daal di 5 ans. troisième principe bi mooy ñi nga xam ne ñoo fi des ki nga xam ne dem na ñi nga xam ne dem nañ moytoo culpabiliser c'est-à-dire mënul dund ci culpabiliser ci yaakaar ni moom comme ni ñu ko jéemee accable ci bataaxal bi ne am na lu mu def ba lii am le meilleur moyen mooy surtout bañ a culpabiliser mais société bi bañ ko culpabiliser tamit mais bu dul loolu bu ñu ko entouré wul xëy na bu ñu ko entouré woon sax ci njëlbeen musiba mën na am parce que da nga naan est-ce que sama dund gi amatul sens te nit bu demee ba ne sama dund gi amatul sens mooy lu ne xaj na ci moo ko dese loolu moo tax mais yemul ci moom rek ay mbokkam parce que kersa bu rëy la rëy na diis na ci sax nan la leen société bi di xoolee mais société bi bu ñu culpabiliser bu ñu teg dara ñaari famille encore une fois c'est pas une seule famille mais c'est des familles qui doivent rester encore unies xëy na élément diviseur bi moo nekkoon lee mais famille yi xëy na séq nañu lu weesu
li nga xam ne nii moo dox seen diggante. te waa ji pointé ko te mu indi musiba bi. effectivement merci beaucoup jërëjëf Ablaye Cissé am na solo bu baax a baax encore une fois di masawu njaboot yi nga xamante ni tiis wi moom moo dal seen kaw mu nekk lu méttee métti c'est 8h24 moo jot léegi dañuy egsi ci document bi ñu leen doon wax ak Claude Leroy.